mbokk yi rafet lañu bu baax a baax ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki dina bokk ci gendarmerie nationale daal di teg loxo ki nga xam ne moom moo faat Lobé Ndiaye ak itam ñi nga xam ne nag ñoom la ñu ci àndaloon Lobé Ndiaye bu ngeen di fàttaliku mooy ki nga xam ne rek faatoon nañu ko daal di koy sànni fa nga too xam ne moom moo tolloog sortie 11 bu autoroute à péage fu soriwul lool fa nga xam ne moom moo di centre international bu conférence bu Abdou Diouf. autopsie bi li mu fësal moom moo di bëri na ci ay coups yoo xamante ni moom la jot ba rek mu daal di koy jural hémorragie yi keneen itam koo xamante ni daal nañ ko daal nay faatu ni ki démb moom Samba Amadou Sarr ginnaaw pëccxoo boo xamante ni nemmeeku woon nañu ko ca diwaan bu Pikine ginnaaw ki nga xam ne moom moo nekk président sortant bu fédération sénégalaise bu football moom maître Augustin Senghor bi mu fay dem ngir amal li nga xam ne nag moom moo di doxu nemmeeku ki nga xam ne nag ñoom ñoo di njabootuk Samba Amadou Sarr li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di amal ab autopsie daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew xam ngeen ne ni ki démb nag mu mel ni lu tollook fukk ak ñeent ci ay doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci ay cas positif lañ ci gën a nemmeeku daañ ci dikkaat waaye itam jàpp leen ne parc d'exposition diwaan bu Diamniadio daañ fa amal centre de traitement épidémiologique bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di directeur bu centre des opérations d'urgence moom docteur Alioune Badara Ly lu ni mel itam dina mën a tax ñu daal di gérer caytu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay cas grave daañu wax itam ci la jotaayu xibaar lu ñeel wàllu caada ci mim réew ñu dem fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Njaareem ci ab commune woo xamante ni mu ngay wuyoo ci turu ndànk fekk fa ab ndaw loo xamante ni mi ngi yëngu ci wàllu caada bu baax a baax gis ngeen ko noonu Cheikh Diop lay wuyoo donte mi ngi dund ak way laago teew itam jàmbaar fàq tëdd la ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu caada mbokki lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne nag noonu la ñu ko junjee woon gendarmerie nationale daal di teg loxo ki nga xam ne nag moom moo faat Lobé Ndiaye bu ngeen di fàttaliku mooy kañu faatoon daal di koy sànni fa nga xam ne moom moo di ca sortie 11 fa autoroute à péage fa soriwul lool fa nga xam ne moom moo di centre international bu conférence bu Abdou Diouf. autopsie bi li mu fësal mu di wàllu hémorragie la ko waral bokk na rek ci ay coups yoo xamante ni dara jëloon na ko moom ki nga xam ne moom moo di Lobé Ndiaye daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar keneen itam koo xamante ni daal nay génn àddina ni ki démb ca diwaan bu Pikine ginnaaw ab pëccxoo woo xamante ni nemmeeku woon nañu ko ginnaaw ki nga xam ne nag moom moo di président sortant bu fédération sénégalaise bu football maître Augustin Senghor ba muy dem ca diwaan bu Pikine ngir amal li nga xam ne nag moom moo di doxu nemmeeku ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di njabootuk Samba Amadou Sarr li ñuy sàkku moom moo di ab autopsie waa Pikine itam mer bu futt la ñu def ne mbir mi duñu ko bàyyi mu sedd benn yoon Habib Faye ca diwaan bu Pikine ci reportage. ci biir xëccoo bu métti gannaaw ba maître Augustin Senghor nekkee ci biir complexe bi ci siège ODCAV bu Pikine ngir nemmeeku ligue amateur bi nekk fii waxtaan ak acteur football yi Samba Sarr moo yor district Pikine njiit li moom acteur football la fii ci biir douane bi ñëw itam ngir yëy yàbbi wax xalaatam ñu ne ko déet mu dugg fii nga teg fa ay nervi tere ko mu dugg ci salle bi Samba Sarr nekkul nit koo xam te ni day bàyyi ñi salfaañu ay droit am muy jàppanteeg ñoon ci loolu noonu bi mu jàppanteeg loolu noonu ñoon def seen yi ñuy def yëpp après si la ci piqué crise maintenant ci kaw crise boobu noonu si la dem Dominique le temps ñuy réanimer di def affaire yi noonu si la décédé maintenant li ñu bëgg a wax di ci revenir mooy ñu xam ni consensus bi ñu jëm ci football bi rey na un grand monsieur ñu xam ni dee boobu noonu du resté 20. club bi mu jiite di ASC Cosaan ñoom ñu ne lii duñu ko bàyyi benn yoon mu sedd. dee boobu noonu dañ koy tirer au clair balaa ñuy defaat dara ci football dans ce Pikine là Pikine fii balaa ñu fi defaat benn acte bu jëm ci football bi dañuy tirer au clair décès boobu donc suba li ci jiitu mooy assemblée générale Ligue de Dakar xaw ma leen au niveau de l'arène nationale buñ sax ñëw Pikine du fi am parce que du fi am dès les premières heures de la matinée toute la population de Pikine est conviée à l'arène nationale. bakkan yëpp a yam mais gën na ay bakkan et il ne mérite pas ça il a beaucoup fait pour Pikine beaucoup depuis qu'il était étudiant il prenait ça pour l'ASC Cosaan. doom ji di taawam ne xalaatul benn yoon waajuram bu góor ñu koy denc te dara leerul ci ay bëtam. personnellement gëmuma ko
bu dee malaise la bu ma defee autopsie dinaa ko xam bu dee suite à leneen la bu ma defee autopsie dinaa ko xam te looloo li may doy mooy doy suñu famille parce que ñun bu ñu jooyee xamuñu nu ñeneen ñi di def man xam naa ñàkk naa de ndax maay taawam am papa mu gaañu même pas 60 ans gàtt fan loolu ñu amoon ci moom bébét ku rëy ci àdduna ndax lu papa di mérito ci àdduna moom mérito na ko. Samba Amadou Sarr nekkoon jiitu ASC Cosaan di itam acteur de développement doon koo xam ne it ku ràññeeku la lool ci wàllum football fii ci diwaanu Pikine ñàkk na bakkanam gannaaw ba nga xamante ni Augustin Senghor moom ca boppam ba mu nekkee foofee ba mbir ya amee dañu ko sax mujjee rawale ngir rek bañ ku ko gaañ. yàlla na ko suñu borom àtte ci li nga xam ne nag moom moo di yërmandeem Habib Faye ñu wax ci leneen loo xamante ni nag mi ngi wëy di defi giraawaale fii ci réew bu Sénégal di mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb ci gaaw bi lu tollook fukk ak ñeent ci ay doomi aadama toftalu nañ ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot dëddu juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ci ay cas positif la ñu am ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci test yoo xamante ni nag def nañu ko ni ki démb juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xamuñu rek fan lañu ko jëlee juróom ñaar fukk ak juróom benn ci ay cas grave yoo xamante ni ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram juróom ñett fukk ak juróom ñett ci ay cas contact junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar ci ay doomi aadama nag jàpp leen ne ñoom ñoo génn àddina ginnaaw bi coronavirus ganese réew bu Sénégal ba suñu jonn yàllaay tey leneen lu ma leen doon junju ci yile jotaayu xibaar bokk na ci parc d'exposition bu Diamniadio daañ ko coppi def ko li nga xam ne moom moo di ab centre de traitement épidémiologique nag lu ni mel ki ko xam ne di directeur bu centre des opérations d'urgence moom docteur Alioune Badara Ly bokk na ci li ko wundu rek ñu daal di fay dalal ñi nga xam ne ay cas grave lañ te ñu rek laale ci jàngale nga xam ne moom moo di mbas mi ak tolluwaayam ci mim réew moom moo nekkoon ganuk grand jury ca RFM ñu teewlu ay kàddoom. C'est vraiment le risque que nous avons. pexe yi nag du jeex ndax saa su nekk ñoo ngi ci waral na itam hangar ba nekk ca Diamniadio lañ fas yéene def CTE di centre de traitement épidémiologique waral na lu toll ci téeméer ci ay lal teg nañu ko fa ibite gi nag ndànk-ndànk lañu koy door ci ñett fan yi di ñëw ndax bu ñu gisee ñi nga xamante ne soxla nañu ko muy demande gi takku na lool ba tax na itam ña feebar nekk seen biir kër yi bu ñu sukkandikoo ci waa SAMU national ñoom ñooñu ñi ngi ñuy wax ne sax lu toll ci ay 60 doomu aadama ñoom jamono ji ñoo ngay xaar ngir rek ñu xool ca yan service sax lañ leen mën a yóbbu ndax tamit ci biir service d'urgence yi ñoom soxla nañu ko bu baax a baax te bëgg nañ ko leen transférer ci CTE yi waral na tamit bu ñu ubbee hangar bi rek incha allah ci daar da ngay gis ne lii du yàgg dara mu gaaw a fees waaye ñun ñoo ngay wéyale suñuy xarañte ngir xool yan alternative yeneen yu ñu mën a jël bu ñu ubbee hangar bi rek incha allah ci daar da ngay gis ne lii du yàgg dara mu gaaw a fees waaye ñun ñoo ngay wéyale suñuy xarañte ngir xool yan alternative yeneen yu ñu mën a jël. Réfléchir à d'autres alternatives. di ab waxtaan woo xamante ni mi ngi ko sekkoon ak Georges Déthié Diop ci grand jury Habib Faye moom moo ñu tekkil yooyu le kaddu ci kàllaamay tubaab ñu woyal ba tey li nga xam ne moom moo di xibaar yi des ci li nga xam ne moom moo di mbas mi mu mel ni nag ndaw yu coalition Benno Bokk Yaakaar diwaan bu Mermoz Sacré-Cœur ñoom ñooñu nag ñoom ñoo takk ba dëgër xeex li nga xam ne moom moo di Covid 19 dakkal itam li nga xam ne moom moo di lawteefuk virus bi fii ci réew bu Sénégal bokk na ci yu bëri yoo xamante ni doon nañ ko dalee askan wi mu ñeel wàllu jumtuwaay waaye itam daal di leen gën a ñaax ngir rek ñu mën a fegu ci li nga xam ne moom moo di Covid 19 ci même réew Alxasan Ba Jaafara Ba ci reportage. doxantu nañu ci mbedday cité célibataire dajek askan wi expliquer leen daal di leen ñaax ndaw ñi comprendre nañ ne fi ñu toll ni dafa doy waar. tey bu ngeen gisee activité bi ñu def ko biir cité célibataire dañu sentir ni comme ñëpp nuñ ko sentir que ni maladie bi mi ngi jël ampleur. feebar bi tey doy na waar boo xamante ne nii mi ngi rey nit yi particulièrement suñu commune Mermoz Sacré-Cœur ces derniers temps sentir nañ fi feebar bi mi ngi def ay dégâts yu extraordinaire moo waral tey ñu jóg. dañu seetlu ne feebar bi mi ngi gën a law te mi ngi gën a am indi jafe-jafe ci askan bi ndax gis ngeen ne chaque jour li ñuy wax indice de sévérité bi nga xam ni nit yi nga xam ne ñoo ci wàcc liggéey dañu bëre donc xale yi jël
ñoom seen responsabilité wàcc sur le terrain. vaccination bi ñu jàpp ne ab yaakaar la ñoom ñuy invité sénégalais yi ñu daal di dem vacciné wu ji. pour mu jóge fi nag li ci jiitu mooy ñu dem vacciné wu te vaccin bi dara nekku ci xam nga Europe ñëpp vacciné wu ñu presque fii tamit commencé na Afrique ñëpp di vacciné wu li gën a jafe Sénégal am na ko mooy président Macky Sall ci efficacité am ak combativité am def na ba vaccin yi disponible au Sénégal et en quantité te loolu am na dëkk yu bëri yoo xam ne amaguñ ko. population bi loolu lañ soxla ci moment yi ñu orienté leen pour ñu mën a dem vacciner wu ji génnee seen xel yi fausse information yi nga xamante ne moo ci nekk que ni vaccin bi baaxul ak dafay lore ak yi demee noonu tey ñu jël suñu exemple le président de la république mu njëkk a vacciné wu incité ñu que ñu vacciné wu suñu responsable yi vacciné wu. ay kilifa yu fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar ku ci mel ni socialiste bi di Alpha Bayla Gueye ak ndaw ñi fare ci coalition bi nekk ci nguur gi fare fii ci Mermoz Sacré-Cœur di wéyal seeni action daañu dajeek askan wi yëpp waxtaan ak ñoom daal di leen jox ay masque ñaan itam li nga xamante ni moom mooy virus corona mu jóge fii ni mu gën a gaawee. Assane Ba ginnaaw Mermoz Sacré-Cœur ñu wax ci leneen lu wuteeg li nga xam ne nag moom moo di mbas mi diwaan bu Yoff la ñuy dem quartier ba ñuy wax Mbengeen foofee nag ndox mu bon moo fa nekk di fa jaaba jonge askan wi mënatuñoo noyyi ci anam bu jaar yoon ba tax itam ñuy sàkku ak ndimbal ndax li ñu xam ne moom moo di ONAS lot na rek ci saafaraal seeni ay jafe-jafe ñu teewlu ñenn ci ñoo xamante ni ñoo nga yeewoo ca boobule quartier. ndox mi sonal nañu lool vraiment sonal nañu gëm naa ne installation bi moo jaarul yoon fii xam naa ne tiwo yu ndaw lañ fi def tiwo yi ci war a def defuñu ko fi koñ bii ñu nekk amul ku yorul numéro ONAS 81 810 12 xale yu ndaw yi sax boo leen fëggee xam nañu numéro bi boo leen woowee nag macha allah ñu ngi ñëw mais bu ñëwee laal ñaari fan ñetti fan mu delluwaat fi mu nekkoon te gis nañ ne. bu ndox mi demee ba pare dajeeg suuf si poussière bi naaw moo gën a sonal waa koñ bi. nii lañu dëkkee li ci gën a metti nag mooy da ngay sol sa yére yu set yu baax war a dem jumaa ja wala yu demee noonu buñ la rombee oto yi dañ fi romba bu baax taxal la soo waxee ñu bindal la histoire wala ñu sànni la seen loxo dem loolu bokk na ci li ñu gën a metti lii daal nii la ñu dëkkee ak ndox mi daal bu ñu defaree tey boo liggéey mu balaat gis nga lii ngeen wan ginnaaw nii lépp. ndox maa ngi ball fii jëm jumaa ja lii lépp ndox am ndox la lii lépp ndox mu salte la te ndox mi dafa ànd ak sobe waaw lii lépp ndox mu bon la muy xamante ni mooy génn ci tali bi ñun nag ay atelier lañ yor fii mais da ngay nekk fii bëgg a liggéey doo mën a liggéey sax di xet gu bon nga xamante ni moom mooy dégager fii di la sonal. diwaan bu Yoff la ñuy desandi ba tey mbokk yi waaye tam ci UNAPAS la ñuy wax ñoom ñooñee nag fagaru ngir rek càmmonteeg li nga xam ne nag moom moo di alam gi lawatina lépp lu ñeel li nga xam ne nag moom moo jëm ci waax yi naka noonu itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi faral di dem géej lépp lu yelloog li nga xam ne nag moom la ñu war a amal ci géej gi rawatina wàllu napp gi ñuy càmmonte ak ñoom Babacar Sarr xam ngeen ne moom mooy président bu UNAPAS section bu Yoff dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane ak Youssou Baro. gis nañ tefes gi fii ni mu mel te lii nii moom day sax tax nit ñi duñu am wérgu yaram premièrement loolu moo tax boobu ba léegi ñun UNAPAS biñ fi nekkee Yoff ba léegi ñu bëggoon def ay action mais ñëpp xam nañ ne feebar bi d'ici 2 ans wa ngi daanaka mu ngi fi mu tere ñoo yëngatu. rigole bi nii ni muy duggee si géej gi moo gën a tax géej gi pollué bu jëkkoon da nga daan gis nit feebar am na façon feebar yoo xam dañ lay wax ne bu uti mbeex nga naan si dina ko faj tey fii nii ku naanoon si mbeex mi feebar parce que mbeex mi dafa pollué parce que rigole yi dafa bari loolu day tax jën yi gën a ndaw ñun xam nañ ne ñëpp xam nañ ne 3 ans wa ngi si ginnaaw ñëpp xam nañ ne géej gi amatul jën pêcheurs yi sonn nañ tey dafa nekk loo xam ne ni littoral bi la bu subaa fas yéene nañ def fond marin bi te li ngay gis fii nii si littoral bi lu ko gën a pire mu ngi si fond marin bi. alam gi li koy gën a jag-jagal bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu garab yi nga xam ne nag ñu ngi dund ak ñoom xam ngeen ne bokk na ci bés yi nga xam ne nag moom lañ leen jagleel ñu màggal ko ca diwaan bu Ndar Géej rawatina fa nga xam ne nag moom moo di ca place bu Faidherbe ba tax itam waa yaxa di xawa di sàkku ci askan wi itam lépp lu ñeel njëmbatu garab gi ñu koy amal ci mim réew ndax itam mën nañoo muccal ci yenn ci ay gàllankoor yoo xamante ni mënees naa dal askan wi dañuy teewlu li
lieutenant-colonel Daniel Manga inspecteur régional des eaux et forêts diwaan bu Ndar Géej ak itam Fatou Matar Fall adjointe gouverneur diwaan bu Ndar ñu teewlu seeni ay kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. plantation symbolique fii si Saint-Louis si garab bu ñu ne Haya sénégalensis xay ñëpp xam nañ ko journée bi dafay marqué journée officielle c'est-à-dire tey lay tàmbale normalement reboisement si Sénégal yëpp dañuy ne pour ñuy jëmbat ay garab day andi liggéey day tax suuf si naat. compte tenu mbas mi nga xamante ne nii moo fi nekk moo tax tey délégation bi yemamaay nii mais jot nañu jëmbat garab à titre symbolique di ñaan également population yi ñu defe ko noonu ku ne xam na ni que boobu ba léegi baykat yi ci àll bi ñu ngi xaar boobu ba léegi taw te bokk na ci li nga xamante ne moom mooy yéexal taw bi di ñëw mooy ñàkk garab yi nga xamante ne nii dañ koy nemmeeku ci biir àll bi ci biir dëkk bi donc fu dëkk bu mel ni Ndar également nga xamante ne saa dañuy am ay ngelaw yoo xamante ne day àndal poussière bu bari te li koy waral mooy amul garab yoo xamante ne ni ñoom ñoo koy fixé ñoom ñoo koy téye. ginnaaw Ndar Géej mbokk yi ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Louga foofee conseil départemental ba nag daal dinay dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay ak lu ko xeetoo ci ay jumtuwaay yoo xamante ni daañ ko mën a jëfandikoo ngir wëyal li nga xam ne moo di seeni ab liggéey bu baax a baax diwaan bu Louga Thierno Fall. motoculteur artisanal yi bokk na ci innovation yi nga xamee ni ci conseil départemental dugal na ko ren ci programme bi nga xamee ni ci at yi yëpp mi ngi koy doxal ngir jàppale baykat yi ci wàllu matériel agricole. xam nga ñun yàlla dafa def ñu bëgg mbay ndax yàlla dafa def ñun ci mbay lañ juddoo Macky Sall ñëw innové mbay mi te affaire bi 3 chevaux la 3 litres gasoil da lay jël toute une journée. doo jënd xont lu fas daan def ci benn jour machine bi dana ko def ci benn waxtu wala ci ñaari waxtu. machine yi bokk na ci lu ko tax a jóg yaatal liggéeyu baykat yi waaye itam fexe nu ñu wàññee coono yi nga xamee ni ñu ngi ko doon teg ci fas yi nga xamee ni si ñooy bay tool yi. machine yëpp njariñ li mooy noppal na fas yi ndax fas damay dégg toujours ñu nañ ko sagal nañ ko suturaal ndax fas dafa bokk ci ñun. kon dañuy teral fas moo tax ñu indi lii pour wàccee leen tuuti ñu noppalu ñu xont leen toppatoo leen. xalaat bi nga xamee ni moom la conseil départemental am ba dugal motoculteurs yi ci programme am bokk na ci li ko tax a jóg jàppale suñu artisans locaux yi. Macky Sall dafa wax ni nañ jàppale artisans yi au lieu ñuy dem Chine di commander lii ñu commandé ko suñu artisan mi ngi employé plus de 20 jeunes njëriñ la ci ñoom bu pare di njëriñ ci baykat bi. ginnaaw motoculteurs yi am na yeneen matériel agricole yu nga xamee ne rek conseil départemental jënd na ko jagleel ko ñii di baykat yi lu ci mel ne ay houe occidentale ak yeneen i semoir. jërëjëf Thierno Fall ñu sant ko gërëm ko wax itam ci leneen téeméer ak ñeent fukk ak ñett liggéeykat ya woon yu Esicor Afrique mine d'or bu Sabodola ñoom ñooñu nag ñoom ñoo doon janoo ak way taskatu xibaar yi bokk na ci li ñuy sàkku mu di seeni ay salaire yi nga xam ne amal nañu leen ko ñu daal di leen koy jox ndax li ñu xam ne moom moo di xaar bi yàgg na lool boobaak léegi itam ñuy sàkku ci ki nga xam ne rek moom moo jiite mim réew mu dikk ak ñoom ci ak ndimbal Mamadou Lamine Dia moom moo yoroon seen ak kàddu ba mu àddoo Ibrahima Kane la ko dénk ñu seetaan la mu wax. état bi mi ngi tëj Eximcor en 1998 boobu ba léegi ñu ngi daw pour jot suñuy droit booba léegi yaakaar naa mi ngi def ñaar fukki at ak ñett la ñuy laaj nguur gi bëriwul 2 milliards pour téeméer ak juróom-ñett fukki ak ñett borom kër. état bi mi ngi ñu war a jox 1 milliard 232 millions 858 mille 68 francs ngeen baal ma su ma ko mënul tënk ci wolof ci super privilège ak 616 millions 429 mille 34 francs mu tolloo 66 mois salaire boobu ba léegi ñu ngi daw ñu ngi am yaakaar ne njàqare mi borom kër yi jàkkoonteel dina ko faj si ni mu gën a gaawee nanu xam ne bés ni ki tey dootuñu noppeeti.
ñu àddu itam ci leneen fukk ak juróom-ñaar bi at réew bu Sénégal itam am ndam lu rëy ci soxna si nga xam ne nag moom moo war a jiite présidence bu comité des ministres bu agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique ak itam li nga xam ne moom moo di Madagascar ngeen gën koo xam ci li nga xam ne nag moom moo di ASECNA ci aw ndaje woo xamante ni ñu ngi ko doon amal ci visioconférence fii ci Ndakaaru mu nekk itam ndam ci li nga xam ne nag moo di diplomatie sénégalaise bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu syndicat des travailleurs de l'aviation civile moom Lamine Dramé dañuy teewlu ay kàddoom ginnaaw janoom ak Alxasan Ba ak Jaafara Ba. ndam li rëy li nga xamante ni Sénégal am na ko ci comité des ministres de tutelle ASECNA bi nga xamante ni fi lañ ko defee mu nekk 67e comité des ministres donc bu leen fàtte ni comité bi c'est la présidence elle est tournante donc aujourd'hui Sénégal moo jël présidence bi te bi mu koy c'était en 2004 jamono Ousmane Masseck Ndiaye donc aujourd'hui 17 ans après je pense que loolu ndam bu am solo la et puis ñaareel bi aussi pour la première fois de l'histoire de l'ASECNA ñu nommé benn contrôle financier bu jigéen ndax ASECNA ñu ngi ko créé le 12 décembre 1959 poste bi c'était dévolu à la France de 1960 à maintenant c'était des Français ñoo xam ne ñoo doon occupé poste bi tey yàlla def na ni bi ñu defee élection suñu benn jigéen bu jàmbaare ñu koy wax Maram Camara Lidja Ndiaye koo xamante ni elle a fait tout son cursus professionnel à l'ASECNA nekk na cadre à la DRH nekk na chef du service trésorerie nekk na chef de département recouvrement nekk na fondé de pouvoir tey ASECNA yëpp moom la ñu xoolu pour dénk ko le contrôle financier muy ndam bu am solo pour l'ASECNA muy ndam aussi bu am solo pour jigéen ñi mais aussi muy ndam aussi bu am solo pour le Sénégal parce que ça montre encore une fois que la diplomatie sénégalaise est en marche. Le Sénégal est un pays écouté, un pays crédible, un pays respecté et wane na ko aussi si diplomatie am. aywa mbokk yi ñu àddoo ci wàllu caada wax itam ci lu njëkk mu di festival culturel bu fleuve bu Diama nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal fa nga xam ne moom moo di Taba Taresh lu ni mel itam dajale ñi nga xam ne nag bokk nañ ci ay xeet yu wuute bokk na ci naar séeréer xalpulaar ak ñeneen ñu ni xeetoo bokk na ci gën a rafetal li nga xam ne moom moo di diggante yi ca diwaan bu Ndar Géej ñu dem fa fekk fa suñu ndaw Ousseynou Diop Habib Seck mi ñu defal bile reportage. festival du fleuve bu njëkk jëm ci wàllu cosaan ak aada amal nañ ko ci Diama ca Taba Taresh lépp lu jëm ci wàllu culture naar alpulaar wolof ak séeréer daal nañ koy fësal lii nag doon loo xamante ni ñëpp génnoon nañ wane seen mbégte. mën a amal lii tey boo fi ñëwee di nga gis ni que Diama am na plusieurs cultures yu fi ne culture yi nga xamante ne mooy yu naar yeeg yu wolof yi yu séeréer yi yu alpulaar yi tey dañoo booloo ñëpp boole ñëpp ci benn manifestation kenn ku nekk fësal li nga xamante ni moom mooy sa cosaan. sabar riiti ak tama dara manqué wul occasion la woon itam ngir gox bi ñu wane richesse bi nga xamante ni am na ko ci wàllu culture. tey boo fi ñëwee di nga gis riiti di nga gis sabalanaar di nga gis li nga xamante ni moom mooy tama ak li nga xamante ni mooy ay ndënd ak yooyu donc festival bi dafa nekk occasion boo xamante ni dañ ko créer rien que pour booloo rien que pour fësal li nga xamante ne moom la ñu am waaye aussi di montrer ni que Yalaar rawatina Taba Taresh dafa nekk un hub culturel. lii dina gën a soqali commune bu Diama ñu mën a xam li nga xamante ne am na ko ci wàllu cosaan ak aada waaye tamit lu jëm ci wàllu koom-koomam gën a fës. mu fësal dañu bëgg dekkal caada ak cosaan donc ils ont deux objectifs majeurs benn bi mooy dundal caada ak cosaan. mais deuxième objectif mooy tund bi la ñu bëgg mu siiw ba àdduna yëpp xam ko. ndaje bi may nañ ñu ko sos ñu daal di waxtaan ci lu jëm ci wàllu gox bi la koy soqali jafe-jafe yi nga xamante ni itam jamono jëlee ma ngi koy dund li ñu gën a naqarlu bokk na ci société yi nekk ci gox bi ñu ne nag ñoom dugaluñu seeni loxo ci seen wàllu liggéey bile. Babacar ñu desandi ba tey ci li nga xam ne moom moo di wàllu caada Ousseynou dem fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Njaareem ci ab commune woo xamante nii nag mu nga wuyoo ca ndànk ñu fekk fa ab ndaw loo xamante nii nag mi ngi ci yëngu bu baax a baax moom moomee Cheikh Diop lay wuyoo donte mi ngi wëy ak laago teewul mu doon ab jàmbaar faq tëdd naka noonu itam mu ngi sàkku rek ñu daal di koy gunge ci liggéey wi nga xam ne nag moo ngi koy amal Babacar Diouf Ndongo Ndiaye dem nañ daje ak ñoom ngir amal ñu seetaan. di ndaw yëngu ci art ci wàllu peinture dëkk ci commune bu Ndankseen ci département bu Diourbel commencé lii bëgg ko lool ba mu doonee xale. li ci ëpp bi ma nekkee xale laa ci daan font nii di dem ba yàlla def ma
dem ba nekk ci peinture bi. moom nag inspiration bi yëpp jëm ci nu muy jàppale askanam ba tax lépp lu baax lu nu def mu xalaat ne daf ko war a wéyal wone ko ndax nit ñi mën cee jëriñu. may inspiré mooy damay gis benn affaire mu neex ma toog di ci xalaat loo xamante ne bii histoire la nga xam ne dafay yàgg li nga xamante ne bii fekkewuma ko itam aussi ñu koy nettali mu neex ma trop ma ne lii daal il faut ma jëm koo indiwaat mu représenté wu nekkat comme tey. mu di bëgg-bëgg boo xam ne ni nag tuut rek mu fay ndax ab accident boo xam ne nii am na ci dundam. dama amoon fracture si benn mbaam laa waroon après ma demee bay bëgg egsi tool yi ci la mbaam bi kii si la daanu ma am fracture ci tikku jara. bëgg-bëggam nag tax mu wéyal lii di aar bi ba tax muy ñaan ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ñu jàppale ko te gën koo jox gëddaam. defar sa œuvre bëgg leen a gis ñi nga xamante ni bi ñooy seen entourage boo bëggee yegg ci ñoom dañ lay xaw a kii pour nga yegg ci ñoom day xaw a jafe. waaw li mu bëgg mooy ku ma jàppale. way laago la wante tamit di dund ci condition yuy jafe Cheikh Diop li mu bëgg mooy nit ñi gën a bàyyi xel ci moom di ko jàppale. jërëjëf Babacar ñu sant ko gërëm ko te itam di ñaanal Cheikh Diop moomee mbokk yi fi la ñu jaar yemal la fi xibaar yi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futur Média soxna Naata Mbaye noppi na ngir jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme télévision Futur Média ma leen jox ëllëg dig daje ci 13h ci xibaar yi ci kàllaamay Kocc lu mooy loolee itam ma leen di ñaanal jàmm jàngeen jëf mbokk yi.